di waxtaane li nga xamante ni moom moo ñeel wàllu actualité fii Sénégal mais ren nag tey jii dañ koy def spécial boo xamante ni daanaka sama naataango yi dañoo nekk ci ay mbir yoo xamante ni moo waral mënuñu fee teew waaye du tee ñu leen di jox li nga xamante ni moom ngeen di taamu à chaque fois ñu waxtaan tey nag lu ñeel wàllu Baye Mbaye Niass mi nga xamante ni doom la ci Baye Niass génn doon wax ci mbiru Ousmane Sonko Adji Sarr ba sax daal di xaw a défendre ki nga xamante ni mooy Adji Sarr waaye tamit dinañ wax ci Ousmane Sonko nga xam ne jamono ji doyam dafa gën a yokk ci li nga xamante ni moo ñeel wàllu opposition bi ndax gis nañ ni ba mu génne ba léegi mi ngi seeti ji ñi nga xamante ni ñoo nekk ci waay kuje gi loolu lépp ñu ndar ko waxtaanee ci fi nga xamante ni moom mooy la Teranga TV ñu daal di koy commencé ak li nga xamante ni moom moo ñeel wàllu génnub kii di Baye Mbaye Niass gën koo xam ci Baye Mbaye Niass MC nekk doom ci Cheikh Ibrahima Niass donc daal di yëkkati ay kàddu jëmle ko ci li nga xamante ni moom moo ñeel kii di Adji Sarr ginnaaw ba ay nit ñu bëri daal di génnoon nag doon wax ci li nga xamante ni moom moo ñeel wàllu waat bi Adji Sarr waat ci turu kilifa diine boobu nga xamante ni daanaka ñu bëri daanaka lañ doon ñaawlu lu tax mu tudd kilifa googu ci ay waxam kooku nga xamante ni nag moom mooy ki nga xamante ni moom mooy Baye Mbaye Niass ñu gën koo xam ci MC daal di jël défense ki nga xamante ni mooy Adji Sarr mu wax ne kooku di Adji Sarr taalibe la ak lu mënti xam ak li mënta am donc mu nekk loo xamante ni je pense que ñëpp ñoo ko war a mën a bàyyi xel ndax kilifa war na mën a génn di wax ci wàllu mbir yooyu même fekkee ne sax ci li ma xamante ni wax na ko donc dafa ne kii di Adji Sarr à chaque fois dañ koy faral di gis muy ñëw ci mbir yooyu nga xamante ni moom mooy daal gàmmu yi ñëw di bale li nga xamante ni moom mooy jumaa yi ak lu mënta am fu nga xamante ni moom mooy Medina Baye donc mu nekk loo xamante ni Sénégalais yi li njëkk a génn moom mooy di ñaawlu lan moo waral kilifa gi génn di wax ci mbir yooyu parce que c'est étant donné que aussi Adji Sarr ñëpp nee nañ jullit la ñëpp nee nañ taalibe la mais est-ce que kilifa gi waroon naa génn di wax ne Adji Sarr am na droit wax ci lii mais waat bi mu waat moom la nit ñi di ñaawlu est-ce que war na mën a jël kilifa yi même bu fekkee sax nit ñi dañ naan waate yàlla moo gën a diis parce que ñenn ñi dafa dem ba Sénégal ne sax boo waatee ci turu kilifa la ñu gën a gëm ko nga waat ci ndur yàlla donc est-ce que fi nekk nii war nañoo mën a xoolaat aussi yenn waat yi nga xamante ne nit ñi ñu ngi koy def parce que à chaque fois nit day def dara waat ci turu kilifa ñu soog laa mën a gëm parce que situation la toll am na ñenn ñuy wax ne fi mu nekk nii waat sax ci kaamir fi mu nekk nii nekkul loo xamante ni lu rëy la parce que kaamir nga waat ci yàlla moo gën a diis que nga waat ci li nga xamante ni moom mooy waat ci li nga xamante ni moom mooy ay turu kilifa wala nga waat ci li nga xam ne moom mooy alxuraan ba sax gis ngeen sax ci image yi bu yàggul ci li nga xamante ni moom moo kii moom boobu salon moom tamit génne ci li nga xam ne mooy vidéo di yor kaamir di waat ne kii di Adji Sarr li muy wax ci moom yëpp dara amu ci donc ñu gis ne fi mu nekk nii mbir mi dugal nañ ko ci beneen dimension parce que dañu doon wax naan mbiru Adji Sarr ak ki nga xamante ni mooy Sonko c'est une affaire privée ñu jéeg-jéeg yóbbu ko ci wàllu ci yi nga xamante ni mooy politique mu mel ne dafa jugee dem ci benn envergure boo xamante ni day waay dugg ci affaire religieuse parce que bu demee ba ñuy tudd ay turi kilifa ci mbir yooyu ku ne di waat woo sa morom naan la waatal boo waatee ma dindi plainte bi kii ne man du ma waat ci mbir yooyu ñeneen ñi di wax ne Adji Sarr warul jëru turu kilifa di ko tudd ci ay mbiram ba benn doom kilifa génn di wax ci mbir moomu di wax ne kii di Adji Sarr daanaka taalibe la ak lu mënta am donc nu mënta demee ak lu mënta wax appréciation nit ñi li muy def li njëkk a gis mooy day mel ne kuy défendre Adji Sarr ci ñenn ñi nga xamante ne lañ déggee waxu kilifa gi ak moom ni mu waxee donc ku ci nekk ak sa appréciation bi ngay am donc bu mel ne fi mu nekk nii dañoo war a jël lépp loo xamante ni wàllu religieux ñu daal di koy génn ci mbir mi parce que buñ ko yóbbee foofu rek dina andi problème boo xamante ni daanaka ñu bëri duñ ci mën a bàyyi xel parce que envergure bi day mujj dépassé fi ñu ko yaakaaroon. comme li ñuy wax ne yuuxu dina yuux fi ñu ko foogewul woon parce que ku ci nekk buñ ne Adji Sarr parce que taalibe Baye la affaire yooyu ñi nga xamante ni ñoom ñooy taalibe Baye ak ñi nga xamante ni ñooy tijaan ak ñi nga xamante ne ñuy wax ne ñoom ay taalibe Cheikh lañu dañuy am loo xamante ne dañ koy yëg ci li nga xamante ni moom mooy Adji Sarr parce que day daam fu mu leen di laal te alors que foofu ñu faa àgg. Certains disent que c'est juste de la manipulation pour mën a faire la victime ci kanamu ñi nga xamante ni ñoom ñooy sénégalais yi wala boog ñi nga xamante ni ñoom ñooy way gëm yi ñeneen ñii di wax ne
juste que dafa bëgg nit ñi gëm ko rek ci li mu wax moo war a muy jël turu kilifa googu di ko tudd ci ay mbiram. ak lu ci mënti am je pense que na nit ñi doxal seen xel kilifa gi génn ci benn fànn war na mën a génn parce que dañoo tudd turu kilifa mais ci ni mu waxee je pense que foofu la faay bi am parce que moom dafa wax ne kenn amul droit wax ne kii di Adji Sarr warul tudd kilifa googu ak si fan la ko war a tuddee parce que ay mbiru viol ak yooyu ak tuumaal nit je pense que nit ki pour nga seetal sa bopp am na beneen manière boobu mën a seetal sa bopp dul ngay waat ci alxuraan ngay waat ci bible ngay waat ci leneen ak Torah ak leneen ku nekk am nga nen noo xamante ni noonu nga war a mën a def pour def mbir yooyu. donc yéen ñi nga xamante ni yéenay sénégalais yi yéen ñi nga xamante ni yéenay internautes yi ak réaction yi bi ngeen mënta am que ngeen saaga Adji Sarr que ngeen ñaawlu génn ki nga xamante ni mooy kilifa gi ak nu mën demee je pense que nañ doxal xel ci li nga xamante ni moom la situation bi toll. parce que dafa jógee ci wàllu privé dem ci cadre politique te bu demee ci cadre religieux mbir mi day gën a mën a am problème parce que religieux dafa am fu mu toll ci sénégalais yi te gis ngeen ñu naan dafa am ay forces occultes yu nekk ci ginnaaw à chaque fois donc xam nañ sénégalais yi daa am fu ñu toll ci li nga xamante ni moom mooy wàllu ngëm-ngëm ci wàllu tarixa ci wàllu gëm ci liñ nekk. donc bu dugalee foofu mbir mi rek day andi benn envergure parce que Sénégal ku nekk da nga am foo ànd am na ñu ànd ak kii di Pastef te nekk ci ku ci nekk fa nga gëm mais ñoom ñëpp booloo nekk ci benn parti muy ci ñi nekk ci APR muy ñi nekk ci Pastef muy ñi nekk feneen feneen donc Sénégal dafa am benn noyau boo xamante ni moom moo ko yor boo xamante ni nañu bañ a dugal mbir yooyu ci li nga xamante ne lañ jàpp ne. wàllu privé la ci ñenn jàpp ne wàllu politique la ak lu mënti am nous ne sommes pas là pour être avec Sonko nous ne sommes pas là pour être avec Adji Sarr ou bien avec qui que ce soit nous sommes là pour ñi nga xamante ne ñoom ñooy citoyens yi dañuy jël mbir càmbar ko wax andi ay li nga xamante ne mooy élément lu ci nekk ñu wax ne lii fi lañ ko war a mën a utiliser. demee nañ jël exemple li nga xamante ne moom mooy ci wàllu journalisme balaa ngaa joxe information ñu ne la jëlal critères yi mën tax nga war a xam ne lii information nga sa ko mën a joxe donc foofu la mbir mi toll fi mu nekk nii na nit ñi bañ a yóbbu mbir mi si foo xamante ni àggagu fa parce que niñ naan Ousmane Sonko na waat ñenn ñi di ko yóbbu feneen ñi naan je suis Adji Sarr dans quel cadre je suis Adji Sarr dans quel aspect. nañu doxal xel ci li nga xamante ni fa lañ tollu jamono jii ak sortie bi nga xamante ni kooku di Cheikh Baye Niass di wax na ko donc mu wax ko ñu ko gën koo xam ci Baye Niass MC donc mu nekk doom ci kilifa gi donc war na génn wala war a mun a génn loolu ça dépend de la personne ça dépend di dayoo nit ki beneen bi mooy gis ngeen la fois passée beneen vidéo bi nga xamante ni génn na ci kilifa gi di Serigne Mountakha Mbacké mais moom ba léegi waxul ci li nga xamante ni moom mooy ñeel wàllu mbir moomu léegi li mu yëkkati rek moom mooy lu ci mënti am mooy ñoom ay kilifa lañu ñi nga xamante ni lañ ngànk réew mi li ñu mën a amandoo ñoom moom mooy wàllu li nga xamante ni moom mooy masla ak li nga xamante ni ñoom ñooy ñu yor wàllu réew mi parce que loolu moo fi teg ñoom askan wi ak mbiru yàlla moo leen fi teg mais du tee aussi dinañu masla donc nañ ko jëlee ci cadre yooyu rek te bañ a jël mbir mi yóbbu ko ci wàllu religieux sinon dina am beneen problème ma ñu daal di wax ci li nga xamante ni moom moo daal di ñeel mbiru Ousmane Sonko mi nga xamante ni ba mu génnee ba léegi gis ngeen ne mu ngi gisanteek ay kilifa yu bëri gisante na ki nga xamante ni moom mooy Khalifa Niass dem na ki nga xamante ni moom mooy Khalifa Sall gisante na ki nga mooy Malick Gakou donc mu mel ne fi mu nekk nii dafa commencé di am doyo bu mag di commencé di yéeg ba fi mu nekk nii dañ doon wax naan ay temps c'est Idrissa Seck moom moo nekkoon ki waroon a jiite kuje gi mais fi mu nekk nii xel yépp dem na ci ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko ne moom rek moom moo mën a jiite li nga xamante ni moom mooy front boobu ñu bëgg a taxawal ba gis ngeen sax waxtaan na ci ak ki nga xamante ni moom mooy Ahmed Khalifa Niass moom mi ne sax kii di Ousmane Sonko dañ ko war a mën a jël daal di koy jiital ci kanam ngir mën a bokk si ñi nga xamante ni ñoom ñooy tax jàmm ñëwaat ca Casamance. mën na ko wala mënu ko je pense que ak appel bi nga xamante ni defoon na ko ci li nga xamante ni moom moo ba muy wax déclaration ne waa Casamance nañu teg li nga xamante ni moom mooy ngànnaay yi bëgg na fii ak 6 mois dara bañ fa amati ci ay wàllu ay xeex ak lu ni mel que ça soit Sonko que ça soit keneen ak keneen je pense que fi mu nekk nii doole bi moom je pense que ñëpp xam nañ ne am na ko ci te lii moo ko moom la jëlee et il faut
que nit ñi aussi bàyyi xel ci mbir yi nga xamante ni la ñuy jàpp ne ay mbir da cee am ci biir muy wàllu viol beeg mbir yooyu. Il faut qu'on se rappelle que ni nit ki boo nekkee benn situation boo toll ci wàllu politique que ça soit feneen am na foo xamante ni fa la ñuy viser pour jël ko. On va donner un exemple bi nga xamante ni amoon na ci ñenn ñi nga xamante ni dañoo jaare fenn ba atteindre leen. On prend l'exemple de Michael Jackson mu nekkoon koo xamante ni artiste bu mag la woon ci au niveau planétaire gis ngeen li nga xamante ni moom moo mujjee woon ci ay mbiram muy bañ ko jiiñee wàllu viol ci benn xale bu ndaw. Donc parce que xamoon nañ ne kii di Michael Jackson dafa am lu mu jege woo trop ak ñi nga xamante ni ñooy xale yi. jege xale yi trop ba xëyee sax lu ñuy wax benn Disneyland benn kër gu ngand goo xamante ne ay xale rek ñoo fa nekkoon xale yi nga xamante ne ñoo feebar xale yi nga xamante ne amuñu ay parents ñi nga xamante ne dañoo am problème mu jafe-jafe wala ñu am feebar boo xamante ne du des tuuti ñu génn àdduna mu jël ñoo ñëpp dajale leen nekk ak ñoom ba sax lu bëri sax daawoo gisante ay mag mais ay xale loolu gën di nekkal. ci loolu ñu gis ne comme que jege na xale yi boo leen ko mën a jaaree foofu ba atteindre ko. ci lañ muy jël benn xale ay parents ñu fay parents yooyu xale yu utiliser seen benn doom dem ne Michael Jackson daf ko violé ba Michael Jackson am ci ay problème dem ci tribunal ñu danañ ko fay tëj ci bu mujj fee feebar ba nu mujjee génnee àdduna ginnaaw si la xale bi ñëwaat ne ay parents ñoo ko poussé woon pour mu def loolu. Donc il faut qu'on se pose la question aussi ne Ousmane Sonko mi nga xamante ni on savait que Ousmane Sonko mi ngi dem ci ay bërëb yu mel ne ay salle de massage moom mi ne. affaire thérapeutique moo ko fa yóbbu et vous vous rappelez que ni kii di maître Abdoulaye Wade defoon na ko ne ko il faut que tu fais attention parce que les gens vont chercher à t'atteindre te ñu ngi koy fexe dañu xool fi benn faay bu ndaw foo xam ne yaakaaroo fa ñu jaare fa je pense que lii jaare nañ fa parce que les gens yi nga xamante ni bu ñu fekkee li ñuy wax dëgg la ne c'est politique c'est du complot xamoon nañ ne Ousmane Sonko mi ngi dem foofu. Un certain Adji Sarr mi nga xamante ne fi mu nekk ni nit ñi dem nañ bay gis ne fi mu nekk dañ ko utiliser ak li nga xamante ni moom moo am ci failles yi amoon ci génnub mu suñu confrère yi nga xamante ni mooy waa leeral ba ñëpp ne fi mu nekk nii mbiru complot bi dafa mel lu xaw a leer parce que dafa mel ne dañuy utiliser boy bi di ko def loo yoo xamante ni kiiw ci parce que on savait que ni Sonko mi ngi dem foofu on pouvait pas utiliser ki nga xamante ni moom mooy propriétaire boobu bërëb donc il fallait qu'on trouve une personne boo xamante ni elle est un peu naïve ou bien il est un peu naïf ñu jaar ci moom jéem a am seen forfaitaire donc ñu gis ne bu ñu defee ñaari comparaison yooyu day xaw a nduróo tuuti mbir moo xamante ni il fallait qu'on atteigne une personne donc noonu la mbir mi demee mais fi mu nekk nii daal li ñu mënta gis daal mooy Ousmane Sonko prend de l'ampleur chaque jour mi gën di am force mi gën di jege ñi nga xamante ni ñoom ñooy kilifa yi nekk ci biir réew mi te ñoo ñëpp benn mbir lañ am benn mbir mooy soxal mooy jële fi kii di Macky Sall ci li nga xamante ni moom mooy élection yi jëm mu nekk loo xamante ne nag point d'interrogation bi ñuy wax mooy et si le président Macky Sall ne serait pas candidat ci li nga xamante ni moom mooy élection yi jëm donc kan mooy mën a jaamaarloo ak ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko ba tax ñeneen ñi ngi naan yaa ci li nga xamante ni moom mooy Macky Sall mi ngi sax bëgg amnistie ki nga xamante ni moom mooy Khalifa Sall ak ki nga xamante ni moom mooy kii Karim Wade donc bu leen amnistie ils auront droit à poser leur candidature ci 2024 donc là ils n'auront plus besoin de s'arranger derrière ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko donc carte gi day mu jaxasoo parce que ñi nga xamante ni ils étaient derrière Karim Wade ou bien ils étaient derrière Khalifa Sall ils n'auront plus besoin ñu dem di ànd ak ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko donc day mujj dimension bi mu amoon day xaw wàññeeku tuuti il y a aussi le cas de ki nga xamante ni moom mooy Idrissa Seck war a ñëw donc mu mel ne langue gi dafa ndara jaxasoo waat au cas où kii di Macky Sall def loolu nga xamante ni moom la nit ñi di xaani mais lu ci mënti am yéen yi nga xamante ni yéen internautes yi yéen ñi ñuy suivre ci Allô La Teranga mën ngeen a def seen ay réaction seen ay commentaires ci li nga xamante ni moom mooy la page ñu mën aussi di entrer en interaction ak yéen ngeen joxe seen xalaat ci ni nga xamante ni noonu la demee sorti wu doomu Baye Niass boobu ak doyo gi nga xamante ne fi mu nekk nii Ousmane Sonko am na ko ginnaaw bu ñu ko jiiñee mbir moomu ak ni muy demee
demee di seet ji yenn kilifa yi ba mu seeti ji ki nga xamante ni mooy Khalifa Sall seeti ji ki nga xamante ni mooy Malick Gakou dem seeti ji démb waa GFM ginnaaw ba nga xamante ni dañoo jàpp ne kii di waa GFM dañuy xeex kii di Ousmane Sonko mais moom dem na seeti ji leen ginnaaw ba ñu fa amee ay song yu amoon seeti ji leen masawu leen ba aussi joxe message ne buñ di songeti presse yi ndax ñoom seen liggéey mooy joxe information ak lu mënti demee voilà mu nekkoon tey seen spécial li nga xamante ni moom mooy Allo la Teranga en version buñ ko tàmmoon mooy duo wala 3 personnes waaye tey ñu def ko benn boo xamante ni en solo la parce que ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu bokkal sama confrères yi ñoo am empêchement mais ba léegi rek dañuy jox ak yéen li nga xamante ni moom mooy seen respecter seen rendez-vous muy Allo la Teranga fu ngeen mënti nekk ci àdduna bi ñoo leen di jox li ngeen soxla si la Teranga TV man Morpha ma di jaajëfal Vincent bi nga xamante ni moo nekkoon ci régie bi ak ñi nga xamante ñoo nekkoon ci caméra bi donc di leen jox di daje suñu yeneen jotaay ci Allo la Teranga fii ci la Teranga TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification ngir mën di am vidéo ak yeneen surprise yi nga xamante ni ñu ngi leen koy may fii ci la Teranga TV jërë ngeen jëf.